nuyu di leen ziar am mbégte dellu si fii tey jii ñu am mbégte dalal Omar Cissé ku ko wax ni moom mooy directeur exécutif bu ACIS di association des commerçants et industriels du Sénégal ñu fas yéene waxtaanee def taxaw seetlu ci tabaski bi approvisionnement marché bi naka noonu aussi ñoom pomme de terre ak ñoom soble ak ñoom seen nga xamante ni ñi sant Mbaye ñi sant Jaxate ñi sant Camara Touré ñoom dañ koy ak sàmm dañ koy soxla bu baax a baax ci weeru tabaski tamit période du tabaski bi loolu yëpp dañ ko yaatal ci bile émission lan moo tax tamit njëg yi cher naam sax mbir mi am na ndax autorités yi ñu ngi dalal xel yi waaye tamit marché bi njëg yi dafa cher trop Omar Cissé xam bu baax a baax situation marché bi jiite nekk directeur exécutif bu ACIS di association des commerçants et industriels du Sénégal dina ko yaatal ci bile émission man lay dalal jàmm ci plateau Kennu Askan Wi fii si ITV Omar Cissé. Hadj Malick ñu ngi lay sant encore une fois di la gërëm ci opportunité bi ñu joxaat ñu ñëwaat fii di nuyu waa kër gi yëpp di nuyu say téléspectateurs fas yéene incha allah comme ni nga ko waxee ànd ak yow ci émission bi jàngat li nga xam ne moom mooy marché bi xew-xew bi nga xam ne mooy tabaski bi comme ni nga ko waxee camara yeeg turé yi moom pomme de terre bi ak soble bi jaaxal na leen très bien waaye incha allah ñu bokk faram-fàcce ko ak yeneen i tomb yoo xam ne aju na ci commerce incha allah rek. très bien alors dañ koy tàmbali ñu teewlu kàddu ki nga xamante ni moom moo di directeur bu autorité de régulation des marchés ginnaaw ba mu demee def visite de terrain naka noonu xool tamit mbirum soble beeg pomme de terre bi situation bi ndax lépp yem na dañ koy déglu ci micro Babacar Seck ñu dellusiwaat ci plateau bi. marché bi am na soble am na pomme de terre. pomme de terre démb lu ñu calculer am nañ 46 395 tonnes yu nekk ci chambre froide ci mois bi 1er juin ba démb jaay nañu 11 000 tonnes 340 alors consommation Sénégal 7 500 tonnes le maximum donc ce qui veut dire que marché bi am na soble am na pomme de terre léegi nag nit ñi lu ñuy wax depuis 2 jours mooy que prix bi dafa cher. or nit ñi il faut ñu comprendre que pomme de terre bu ñuy jaay léegi ci chambre froide la jóge te def nañ ko chambre froide durant 5 mois 5 mois chambre froide soo branché sa frigo ak soo branché wul sa facture du nekk benn donc 5 mois chambre froide dafa cher et loolu il faudrait que prix bi supporte ko soble bu ñuy débuté campagne soble am na Sénégal yëpp te condition production yi du benn da ngay branché fii sa machine ci rivière ou bien nga branché ko ci fleuve mais actuellement ay forage la ñu utiliser ay ndox robinet pour béy soble bi donc facture bi day gën a cher su facture bi cher nag nit ki lu mu frais da koy def ci facture am or soo seetee aussi toog nañ après 5 mois béykat yi di jooy di wax ñoom mënuñu jaay prix bu baax parce que ñoom ñëpp dañu góobandoo en même temps indi ko ci marché bi prix bi daan actuellement prix bi yokk na tuuti bon nit ñi aussi nañ leen bàyyi ñoom aussi ñu respirer ñu mun a am dara. kon Amadou Abdoul Sy nekk directeur de l'autorité de régulation des marchés di ci micro suñu correspondant permanent bu nekk ca Rufisque Diamniadio di Babacar Seck. Omar Cissé yaay directeur exécutif bu association des commerçants et industriels du Sénégal gis nga li nga xamante ni moom la Amadou Abdoul Sy wax jëm ci situation wu tolluwaayu marché bi mooy coow li yëpp mooy njëg li dafa cher. Hadj Malick dëgg la njëg yi cher na ñun ñëpp yëg nañ ko waaye nag comme ni mu ko waxee lu am rek balaa am bëgg a am lu xew balaa xew bëgg a xew donc lu xew it nag am na lu ko xewal léegi-léegi dañuy xëy rek xëpp lépp ci commerçant bi ne moo jékki-jékki rek yokkal boppam ci coobare boppam léegi jamono yi ñu nekk ci commerce loolu yombatul trop parce que li commerce dafa bari trop heure bu la neex yokk heure bu la neex wàññi amatul dafa bariwul ay circonstances rek li lay am yoo xam ne léeg-léeg mu am ci jamono quand même waaye dégg nga li mu wax charge yi nekk ci pomme de terre bi ak nekk ko ci soble bi léeg-léeg dana waral prix du yomb parce que boo jëlee soble wala pomme de terre nga def ko chambre froide pendant 5 mois ku ne xam ne courant énergie Sénégal nu mu chéré sans compter nag am na sax yu mu waxul parce que bay bi léegi dafa xaw a jafe ci ndox mi li ngay utiliser ci pompe waaye ci intrant yi tey dama koy faral di wax li daan jëndee saako urée c'est du simple au triple maintenant engrais noonu donc boo xoolee
toujours damay wax rek ne commerçant moom li muy teg mooy formule bu nga xam ne moom lañ jàng ñun ñëpp primaire mooy prix de revient égal prix d'achat plus frais. Par conséquent su fekkee da nga jël frais yi teg ko ci prix d'achat bi day xaw a kawees lëf. waaye la ku leeral mën nañu wax tamit nag ne période bi ñu nekk commerçant yi ñu ngi leen di woo ñoom ñëpp ci ñu vraiment jàpp ci luñ ci mën a jàpp nañ ci jàpp. ndax Sénégal ku ne xam ne seen pouvoir d'achat demeewul noonu. lépp loo xam ne rek mën nañ ko woyofal incha allah ñu ngi leen ci woo ñu woyofal ko ba ñëpp mën a jotee ci mbir mi. surtout suñu mbokku Touré camara yi nga xam ne ñoom. très bien bëgg nañ mbir mi lool. alors si sa gis-gis ak yow mi nga xamante ni xam nga bu baax a baax tolluwaayu marché bi léegi da nga expliquer nga ni ay contexte ay circonstances mooy waral yokk bi du am ndax du lee su leen neexee rek ngeen di yokk su leen neexee ngeen wàññi mais lan moo tax mbir mu yokk noo jamono ji loolu laal mu yokk. waaw xam nga bu dee ci denrée de première nécessité yi la. xaj na sax yi bokkul ci yi ñu importé bu dee yi nga xam ne dañ ko importé mënees na koo layal. waaw bu dee yi nga xam ne dañ ko importé wax nañ toujours ne yi ñu importé yokk bi moom dafay pour le moment day jëm kanam mais jëmul ginnaaw te li ñu gis sax mooy yi ñuy lekk rek yu Touré yeeg yu Camara mais amut looy jaay lu yokkul actuellement boo demee laaj waa Kenkeri da ngay jënd dara ci suba si ngoon ñu ne la yokk na waa électroménager waa divers koo laaj mun na li ma doon jaay dafa yokk. ñaari mbir def na ko mooy wax nañ le prix à l'import moo yokk le taux de fret yokk dollar bi pétrole bi gis nga ko te moo conditionné loolu lii nag xaj na moom bokk ci parce que li ci gën a bëri buy pompiteer bi ak soble bi produit local la. oui mais produit local comme ni mu ko waxee su fekkee dafa yàgg ci chambre froide bu génnee fu mu jaar xaw a cher waaye xam nga ne bu yàggul dara prix yi jarul woon loolu entre 4500 la woon 5000 francs le sac d'oignon bu dee pomme de terre bi mu ngi woon ci ay 8500 mais tey dañ lay wax na la 15000 14000. double bi waaw. soble bi ñu ne la 9000 9500 cher na waaye situation la et puis des fois nag le marché dicte sa loi. Quand la demande est supérieure à l'offre parce que tey la ñuy wax nag commerçant yi. yokk bi nga xam ne du weesu benn 15 jours benn 20 jours. mais li ñu yàqulee kenn xamul ni mu toll. loolu loolu mënuñoo yokk ba dafa mais quand même arrangé na leen yokk bi arrangé na leen. waaw mais xëj na dina amortir un peu les chocs. mais du ko régler parce que boo xoolee li yàqu li ngeen yàqule mënoo leen ko dabu mënoo ko dabu non mënoo ko dabu du tout. ah bon non du tout mënta nekk te gis nga lépp loo xam ne dañ koy jaay muy tooy nii. wallaay gars yi commerçant yi dañoo nekk jàmbaar rek boo xëyee mën a ñàkk a def dara. mais léeg-léeg nga jaay ba ngoon jot di xool ndax dañoo sàcc ndax dañoo jël doo gis dara wala boo génnee sa fere daanaka dag naan man est-ce que jaroon na may xëy njaay mu tooy moo mel noonu. waaye loolu wartu expliqué wul quand même flambée bi àgg foofu wax dëgg yàlla. moo tax encore une fois dañ leen di woo na leen. lépp loo xam ne mën nañ ko ci woyofal ko nañ ko woyofal ba ñëpp mën a jote ci mbir mi. su ko defee ñu jublu ci jaamu yàlla mu nekk loo xam ne luñ ci am lu mu néew mu mën a barkeel. mais le problème mooy at bu yàlla sàkk saa yu événement amee saa yu ne Korité ñëw na wala tabaski mais prix yi dafa yéeg. waaw dafa yéeg te loolu day wane ni aussi d'une part yéen commerçant yi am ngeen si benn responsabilité maanaam am na si ay commerçant yoo xamante ni daf leen di neex rek ñu yokk. waaw rek la damay jàpp ne responsabilité bi c'est partagé. c'est partagé. responsabilité bi c'est partagé gis nga nañ góorgóorlu ba am autosuffisance en pomme de terre et en oignon te mën naa nekk. Sénégal si loolu la war a jublu 24 sur 24 12 sur 12 pomme de terre nga am tabaskee ñàkk a tabaskee ci yem. parce que day am en permanence te day doy en permanence. su boobaa dañ naan ngiij jaay ko. dañ naan ngiij jaay ko te su boobaa yaakaar naa ne dootuñu wax yokk dañ naan ku gën a yombale la ñuy wër moo tax les responsabilités sont partagées état dafa war a bokk ci politique am. mu feexe ba nga xam ne comme ñun li ñuy utiliser ci pomme de terre di ko utiliser ci soble bi dafa bari. dañ feexe am autosuffisance ba nga xam ne. en permanence dañuy am soble ak pomme de terre. xàmmewul noor xàmmewul nawet xàmmewul tabaski xàmmewul korité xàmmewul lu dul yooyu. day am en permanence su loolu amee rek yaakaar naa ne le problème sera réglé te loolu mën na nekk. donc les responsables sont partagés. très bien waaye nag comme ni ma koy waxee encore une fois je ne cesse de le répéter.
lépp loo xam ne commerçant yi mën nañ ko jàppe assistant leen di woo nañ ko def jàppale li nga xam ne moom mooy consommateur yi. mais assist di woo commerçant yi ñu jàppale consommateurs yi mais est-ce que commerçant yi ñu ngi leen di dégg ndax commerçant yi nga xamante ni yéen ñoo nekk seen kuréel yi est-ce que vraiment ñu ngi oyofal ba askan bi vraiment ñu mën si gis seen bopp ci wàllum denrée yi yenn seeraay yu njëg yi tamit suñu mënee teggi seen tànk su ko defee nit ñi tamit frais yi nga xamante ni moom lañuy def si tabaski bi mën a wàññeeku. xam nga li lay wax ne du yokk boo xam ne dañ ko def rek suñ coobare bopp. gënul leen. loolu nga bëgg wax dama la bëgg a démontrer lu waral mën a la yokk wu du dañuy jàpp rek yokk ko nu ñu neexee. xam nga Sénégal yi mënuñoo déggoo ci loolu mënul nekk. gis nga bu fekkee da nga xëy rek ñëw fekk benn produit ñëpp di ko jaay benn prix jàpp na loolu lay jar parce que dañoo nekk ci commerce libéral boo xam ne. fii loo bañ sa morom nangu ko. mais soo duggee ci boutique moo jox la secret boobu nga dugg ci marché nga laaj ñetti juróomi nit ñu wax la même chose bul sonn. xamal ni yow loolu lay jar. xamal na loolu moo nekk ci marché bi léeg-léeg nga defe ne dañ ko déggoo mais mënul nekk déggoo wuñ ko. déggoo ku ci nekk da ngay calculer xam ne rek. lii boo ko mooy jaay prix bu jaadu bi lii la mais gis nga actuellement bokk na ci ñi gën a sonn mooy ñun commerçant yi parce que li may faral di wax da ngay def sa yenn usurpation yéen ñëppay léegi commerce ba tax na boo fi toogee naan du ma jaay lii wala du ma def lii sa morom jaay ko dem. moo tax lii ni mu demee nii rek jàppal ne. du loo xam ne dañ ko yëgoo dañ ko programmer waaye jàppal ne léeg-léeg mbir mee koy laaj boo xoolee sa li nga jëndee ak frais yi nga def mënoo ko jaay lu yées loolu sinon doo ci génn moo tax nga koy def. très bien donc loolu la quoi. Omar Cissé nekk directeur exécutif bu ACIS di association des commerçants et industriels du Sénégal mooy tey suñ gan si émission Kennu Askan Wi ngeen ñuy suivre en direct si ITV Canal Plus 217 TNT 15 Eutelsat naka noonu ak TV d'Orange alors yàqu-yàqule bi nga xamante ni nee nga Omar Cissé commerçant yi moom nañ yàqule te mbir mi doo leen ko mën a dawu si tamit fan yi nga xamante ni mooy fanu tabaski bi même sax suñu jàppee tamit ba après tabaski ndax si prix yi lu ñu yokku nga jàpp ni gab boobu doo leen ko combler si lan nga basé wu ba ni yàqu-yàqule bi toll na foo xamante ni yéen doo leen mën a combler gab bi. waaw xam nga loolu yaakaar naa lu na fàng la kenn du ko jeex. ñaata yoon ngeen gis fii soble su yàqu nit ñi di ko gas di ko suul loolu kay amut daanaka production buy am ci soble beeg pomme de terre bi loolu da nga ko gis nee naa la liñ ci yàqule loolu du benn événement moo koy régler non du tout. ah bon benn événement mënu ko régler encore une fois mbir la mu jafe waaye ana état bu fekkoon ne mën na ci dara xanaa jël na ay matuwaay pour régler ko parce que ñaar rek moo am. état bu génnee da nga jàpp ni état deful dara ngir régler situation. waaw mais c'est-à-dire mu taxaw ne li ngeen di jaay normal bu leen ko jaay. mais ñaata yoon la état génn ñaata yoon la état communiqué fixé ay prix ba pare mais mbir mi daf mel ne amul suivi. wala daf mel ne ku si nekk da ngay def yëfu yaama neex. du question amul suivi. lan la lu xew. xam nga état bu sañoon ñëpp ci jàmm la ñuy nekk. oui. produit yi day yomb ba ku nekk mën ci jot. waaye nag su fekkee da ngaa dépendre sa mbir li ëpp. ci bitim réew te yow bitim réew amuloo fa mise. ku mënta wax bàyyi leen ma du wax bàyyi leen ko. ku mënta wax bàyyi leen ma ak contexte mondial bi ñu nekk. jamono ji wooy donc bi mu fi waxee ne nañu jaayee yenn denrées yi prix yi mais dem na ba ci biir gis ne mënta nekk ay la yéwén loolu la bëggoon. on a essayé l'état a essayé def sax ay subventions mais malgré cela suñ calculer wan ko suñu prix d'achat wan ko suñu frais tegal na ko prix de revient bi lii la. oui mais day xam ne c'est au-delà lim fixé ñaar moo am. mu ne donc nañu fexe dana yokkos lëf mu bañ a bari wala boog ñun ñu toog ne bu ñu importé te bu ñu indee dara ñaar yooyu nag tànn. mais fa ngeen di importé quand même mu ngi noonu nag. fa ngeen di importé kon moo tax lu mu mën rek def na ko moom état. commerçant it luñ mën def nañ ko mais malheureusement contexte bi comme ni mu ko waxee dem na ba permettrewul vraiment loo bëgg a wàññi nga mën a wàññi. très bien parce que ma wax la. bokk na ci tey exemple bi ma lay jox rek dëwlin bi xam nga mi ngi ci fi mu nekkoon yokk ba léegi. état lu mu ko fixé woon 24 000 francs le bidon de 20 litres. à raison de 1200 francs le litre.
mais da ngay def commande à l'étranger bidon bi su yegsee fii Dakar taxaw la lu ëpp prix bi nga xam ne moom la état wax nañ ko jaayee. àggoon na fi 30 000 gis nañ ne sax jamono yi commencé na wàññee ko si lëf. ci diggante 28 000 29 000 mais demoon na ba 30 000 francs la bidon. nga xam ne yow soo defee sa commande mu ñëw Dakar dana la ñëw 28 000 taxaw. wala 25 000 minimum dana la ko ñëw. xam nga kooku bu ñu la waxee jaay ko 24 000 lu sotti. ñaar moo am benn nga bañ ko jaay wala nga teg ci sa daf jaay ko. très bien jàpp naa ne nag teg la très bien alors fan la waxtaanu conseil national de la consommation toll na xam naa ni moom mbirum conseil national de la consommation bañ ko fi waxee ak lël yi fi am jotoon am mais quand même est-ce que diggante bi am na ay yeneen waxtaan yu jot a am xool tamit situation marché bi naka noonu prix yi ñu mën ko di réguler saa su nekk mais saa yu ñu ko defee mbir mi dafay yéeg dafay wàcc ba pare du am fenn fu mu mujjee. waaw conseil national de la consommation moom daanaka comme ni ma ko waxee woon fii. c'est tout sauf un conseil national de la consommation. déedéet. waaw parce que conseil liñ ci xam mooy toog waxtaan. lëlu ay fan partie prenante yëpp bokk dëppoo ci nangam ñu def document génn ko mais du ñëw rek woote benn jour nit ñëpp toog ku nekk ñu jox la parole 3 minutes 5 minutes ñu pare mu génn relire discours loolu c'est pas un conseil national de la je suis désolé. par contre depuis boobu ba léegi nag ay waxtaan a ngi am ay daje ngi am yoo xam ne dinañ daje xool marché bi approvisionnement bi surtout bu événement jotee mais xam nga prix yi nga xam ne moom la état fixé weesuwul riz indien bi dëwlin sucre cristallisé oignon beeg pomme de terre bi sax du ko fixé producteurs yi prix conseil la ñuy def bu dut loolu amut leneen loo xam ne mën na ko dañ ko libéraliser foo dugg ñu ne la lii nga dem feneen gën a yomb nga jënd nga dem sa yoon boo xoolee yooyu amul problème parce que comme ni ma la ko waxee fii loo bañ sa morom jaay ko. problème bi kay mi ngi ci yi nga xam ne léegi-léegi day bëgg a wax ne nañ ko jaayee nangam te loolu boo xoolee moo mënta nekk ndax lim lay ñëw day ëpp loolu wala day tolloog prix boobu. maanaam doo leen si génn. loolu mooy problème bi kon conseil national ak ay réunion la réalité est autre. mooy dafa am loo xam ne dafa génn frontières yi. maanaam dafa dépassé suñuy frontière nekkul loo xam ne dañ ci mën a am mainmise ñun du état moom koy dañuy jéem a vivre léegi nag xanaa nga ne ma lan mooy solution bi. oui. solution bi Assis yàgg na ko wax. wax na ko fii waxati ko mooy dama ne gis nga Covid bii ak guerre bi ak xew ci àddina yëpp bu fekkoon ne benn leçon dong lañ ci war a tirer dama ne dafa waroon doon naka la ñuy def ñun ba am suñu. je dirais même pas autosuffisance alimentaire mais souveraineté alimentaire. souveraineté alimentaire. te lu mën a nekk la wax naa la sànq. la soble pomme de terre mën nañ ko bay fii mu doy en gogo 12 mois sur 12 mois du manqué konoon dootuñu xam ne tabaski Korité parce que day am en gogo. dëwlin mais xoolal dëwlin gerte gi gën a baax lañ am lu tee ñu def suñuy effort foofu xam ne li ñuy importer ci dëwlin bari na trop. ñu fexe ba ñu koy amal suñu réew ceeb 2017 la ñu waxoon autosuffisance en riz. ba léegi lan moo ko waral suuf saa nga fa ndox maa ngi fi naaj baa ngi fi jeunesse baa ngi fi lan moo ko waral point d'interrogation. très bien kon dama ne bu doon ne benn leçon rek la ñu waroon tirer ci Covid beeg guerre beeg tension yi am ci àdduna loolu rek la waroon doon mooy. mandat yi di ñëw ñu ne dañuy def focus dañu jël suñu énergie yëpp ñu def ko ci moom li ñuy lekk moom. maanaam souveraineté alimentaire. ñu am souveraineté. mais loolu quand même lu ñor njiitu réew mi la du benn yoon du ñaar yoon si ay ndaje yu jëm ci wàllum commerce mu siy wax di si waxaat. wàllum souveraineté waaw xam nga. c'est wala dafa am benn. c'est beau ay slogan danañ ko wax benn lu jëm ci wàllum volonté politique bu des ci ñu mën a àgg. si souveraineté alimentaire loolu lañ constaté. xam nga président dégagé na ay politique yu bari ay slogan yu bari génn na. produisons ce que nous consommons consommons ce que nous produisons loolu la ñu war a def. waaye naka lañ koy defee ak kañ lañ koy def loolu mooy wax ji man déggoo li ma la dama ne la dañoo war lépp loo xam ne tey investissement yu mag la ñuy def nañ ko jëmale ci mbay mi fexe ba xam nga lu tax ma wax loolu c'est très important. oui ci Covid bi waxoon naa la ko fii. dafa am benn jamono. dem nañ ba ñun ñëpp ñu tiit
parce que en tout et pour tout pour le Sénégal li fi nekkoon ci dundu lim couvrir woon maximum 4 mois la cela veut dire quoi. que su fekkoon pandémie bi boobu dafa jékki-jékki woon rek. gën a dem ci kaw. ba gars yi tëj seen frontière pour ñoom it sécuriser seen bopp seen vivre dootuñ ko joxe. du baax si ñun de. booba du sorgho maanaam du basi. du mboq du dugub du dara loo xam ne liñ ci am Sénégal en tout et pour tout weesu na 4 mois. cela veut dire que suñu espérance de vie 4 mois la yemoon. booba lañ ci waroon def rek lañ waroon def rek yàlla mooy suturaal nañu ba heureusement foofu. waaye nag. bis bu ne dafay fay bis waaye muy lebal bis. lu ne situation mooy dañ ci war a jàngat. ci la ñu waroon a jógee na kat désormais jar na sax ñu ne projet yëpp arrêté nañ ko. kon tiré wuñ ci leçon tiré wuñ ci leçon. en tout cas nawet bii de nga xam ne ci lañ nekk nii. ba barki démb ñu ngi joxe ay jiwu nawet boo xam ne yàlla jaa ngi taw ñu naan heure bi bu continuer woon sax fekk na lu bari commencé na ñu ngi yaakaar mu ñor ngay nekk ci joxe jiwu intrant amul wax dëgg yàlla luy wane ne ñu ngi koy fulaal amagut wax dëgg yàlla. très bien Omar Cissé directeur exécutif bu ACIS nekk tey suñ gan si émission Kennu Askan Wi ACIS di association des commerçants et industriels du Sénégal mooy tey suñ gan si émission Kennu Askan Wi alors Omar Cissé ñu wax ci wàllum embargo bi nga xamante ni moom lañ tegoon moom la CEDEAO tegoon Mali ndax yàgg nga yéen waa ACIS yàgg ngeen ñaawlu baax a baax boobu les décisions ginnaaw bañ waa CEDEAO tegee seen tànk ci sanctions économiques et financières yi nga xamante ni tegoon nañ ko ci réewu Mali mais conséquences yaa ngi fii ndax si wàllum conséquences sax gis nañ dem waa port génne bataaxal ñoom tamit di tamit vraiment am ay regret yi nga xamante ni am nañ ko ndax gis nañ situation port nu mu demee woon ndax impacté na ko bu baax a baax lii yëpp di wane ni mbir mi si yéen seen gis-gis waa ACIS jaru ko woon lu ñu tëjoon suñu frontière ak Mali. justement Hadj Malick jaru ko woon yooxu nañ ko fu nekk. donte boo waxee ñu ne CEDEAO la mais CEDEAO ñu rek nekkuñu fa yàgg nañ ko wax fii yeneen pays Togo yeneen pays mais biñ demee ba gis ne mbir mi kenn xamul lu muy niru ñoom dañoo bàyyi même su fekkee ne sur le papier bind nañ ko mais dañoo bàyyi trafic bi muy dem 6 mois pendant ñu ne ko c'est beaucoup de milliards yoo xam ne Sénégal am na ñuy wax sax naan 600 milliards. waaw mais c'est beaucoup de milliards dañ mën naa mat 1000 milliards parce que trafic bi am corridor Dakar Bamako mais sëñ bi port bi li fi jaar ci bagage Mali transit dafa bari. mais Mali yi ñëw fii dugg Sandaga lundi ba dimanche. di jënd bagage c'est beaucoup de milliards. loolu yëpp dem taxaw mu nekk ay jafe-jafe yoo xam ne waxoon nañ ni. te it leneen li nga xam ne sax moom la jël xam nga ñi ngi wax mais dindi nañ embargo bi. oui mais dana am ay séquelles parce que bi coow li amee commencé nañu wut yeneen créneau. jaar Mali di jaar Mauritanie oui di jaar ci yeneen dëkk yi. mais dem nañ ba gis sax ay mbir yoo xam ne foofu finalement dana dem ba gënal leen am na ñoo xam ne dañoo nu ñu mujj def dañoo tuxu jóg dem foofu. toxal seen business foofu. te même dëkk yooyu tamit nga wax léegi nii ñoom seen boobu après génn nañ ay bataaxal di xool daal nan nañ fexe ba dëgëralee seen relation économique ak Mali. mais bien sûr parce que. maanaam ñoom occasion bi dafa mel ni si bëgg profité ngir mën a defaraat seen toogaay ak seen ñun loolu lañu ragaloon. gis nga li wolof di wax naan ku dul tukki doo xam fu dëkk neexee effectivement loolu la gis nga réew mi ñu ne àddina bi ñu nekk nii loo bañ sa morom nangu ko. les pays n'ont pas d'amis ils n'ont que des intérêts du loolu la ñuy wax. donc ñoom dañuy fexe lépp lu leen gars yi wax ne bëgg nañ ko rek ñu ne leen acca bismillah. parce que xam nañ ne Mali sur le plan commerce. macha allah dafa am poids bu rëy sur la balance. moo tax képp koo xam ne jublu si na la amul sikk da nga koy tàllal da nga koy tàllal loxo moo tax. jàpp nañ ne su fekkee ne état Sénégal taxawaatul taxawaay bi nga xam ne moom la war jéem a vraiment defaraat relation jéem a réparer le maximum possible li nga xam ne moo am mais dana nekk loo xam ne après duñ ko mën a dabuwaat. ñu ngi koy espérer nag ñu ngi koy espérer parce que quand même le Mali et le Sénégal c'est deux peuples mais c'est deux pays mais un seul peuple. bien sûr voilà. mais teewul tamit situation bi am na mais Sénégal mën nañu wax ni naam sax fekkee ni am na ay conséquences mais teewul quand même jamono ji dund bi ak tamit tabaski bi approvisionnement bi daal macha allah. non approvisionnement autorité yi tamit rafetlu nañ ko nee nañ mbir mi doy na. approvisionnement yi alhamdulilah. yàlla def na moom li nga xam ne moom moo jëm ci tabaski bi yàlla def na am na. am na xar yi it gis nañ ne sax wax dëgg yàlla ni ñu ko ragalee woon. oui
mën na koo bañ a demee. waaw donte nag cheraay bi moom dépendrul ci am bi mi ngi dépendre ci circonstances yi nekkee ndax dund bi moo cher xont beeg mbir yi mais am gi moom ñu ngi rafet njort ne mën naa bañ a manqué te dina am incha allah rabbi. très bien alors Omar Cissé du ñu desee si ay simili taxu ko bëree noonu ñu tamit taxaw ba léegi si tabaski bi gis nañ tabaski su amee li nga xamante ne moom moo di am dafa am ay foire yi nga xamante ne day am si wetu marché yi yéen waa ACIS loolu am ngeen si benn jàngat bi nga xamante ni dangeen ko si def ni foire yooyu le naam sax am na solo mais war nañ ko mën a xoolaat bu baax a baax ndax day dem ba indi tension diggante yi nga xamante ni ñooy ñëw di indi foofu foire ak commerçant yi nga xamante ni saa su nekk ñooy nekk si marché bi. Malick wax nga lu am solo. posé nga question bu am solo boo xam ne dafa préoccupé vraiment ACIS. ñu jot ci sax nag am ay cas yoo xam ne benn bi Kaffrine la. benn bi Saint-Louis la bu yàggul fii. on est allé voir le maire rencontrer que le conseil municipal fële ci HLM. muy ay foire yoo xam ne dañuy ñëw ba ci buntu marché yi ñu di ko fa def. loolu ACIS dañuy wax ni marché bi nekk ci buntu ba ñu ñëw lal foofu dañuy wax ni ACIS dafay wax ne loolu il faut arrêter. ah bon. te. yi àndoon leen si loolu. non dafa jaaduwul. dafa jaaduwul. loolu yéen concurrence. déloyale étrangère bi ngeen di faral kaas mais beneen concurrence déloyale ngeen gis ni moom moo am xam ne local la moo am. te communes yi ñoo koy def di wut xaalis. communes yi ñoo koy def collectivité territoriale yi. di wut xaalis. waaye ni ñu wutee xaalis noonu baaxul parce que munoo benn pierre nga rey ci ñaari picc. ñi nekk ci marché yi ñu ngi leen di fay di joxe seeni droit ni mu waree nga bëgg a jël ñeneen ci seen kaw di fayeeku ci ñoom te teggiloo leen dara loolu mënul nekk. mbir mi dafa dem ba indi tension. dafa dem sax ba indi jafe-jafe ci diggante commerçant yi te lu mën na ñàkk. foire su demee ba war a am. bu mu am ci lii rayon marché yi. dañ dem ci partie boo xam ne par exemple tey. benn esplanade bu mag. oui ku soxla dem fu fekk leen. wala benn terrain foo xamante ne daal vraiment. waaye bàyyi événement nga xam ne ci nga am yow commerçant bi pour mooy sa traite ñu organiser foire boo xam ne ña fay ñëw on a rien contre eux parce que ay commerçant lañ peut-être sax ay membres lañ. waaye booy jaayee dërëm ñuy jaayee genn wàll parce que ñoom daanaka benn frais duñ ko am. yow li nga supporté ci ay frais bokkul ak ñoom de ce fait yow mën ngaa xëy suba ba ngoon jot toog li nga doon am mënoo ko la moitié wala la tiers sax mënoo ko am. moo tax xam naa bu yi paas sax dañ jéem a def lu tout jéem leen gis na leen les foires moom il faut que ñu jël ci ay mesures. ngeen gis lan ñi nga xamante ni ñoo jiite collectivités territoriales yi. waxtaan ñu xoolaat beneen pexe. xool beneen pexe parce que du loolu moom mooy defar mbir mi. su fekkee dañoo bëgg xaalis nañ am beneen politique bu bokkul ak boobu. mais alors ñi nga xamante ni dañuy ñëw indi foire ci wetu marché yi ñoom sax suñu ñëwee lu ñuy jaay moo am si marché yi benn wala tamit lu ñuy jaay moom moo gën a yomb maanaam nit ki su ñëwee jaru sax muy xuus si biir marché bi. waaw loolu moo tax yéen waa ACIS ngeen di def di alerter ndax tension bi nga xamante ni moo amoon si li nga ko waxee léegi ci Kaffrine ak yeneen gox. xam nga ñaar yëpp la maanaam loolu am na ci. dañuy ñëw di la concurrencer comme ni ma la ko waxee looy jaayee dërëm mën nañ ko jaayee genn wàll puisque léeg-léeg denrée bi ñuy indi niñ koy amee ak niñ koy jaayee mën naa wuteeg yow ni nga amee parce que bokk leen ay charge beneen bi mooy léeg-léeg day indi anarchie sax ci marché yi. ndax dañuy ñëw def ko noo xam ne coow leeg bruit bi ak accessibilité bi ci marché bi ni waroon a mel dara du ni mel. te nag nit mënul nekk ci barab di fa liggéey vraiment ñu bàyyi ko mu nekk ci façon boo xam ne doo xam lu muy niru kon loolu nga wax mi ngi ci. waaye problème organisation également mi ngi ci. moo tax ñu bëgg buñ koy def nañ seet fu yaatu esplanade fu bokkul ak dara ci marché ñu def ko fa. def seeni pub ku leen soxla fekk leen fa. waaye ñëw ci wetu marché fekk ñoo xam ne fii kat moom ñu ngi fay seen lépp. yow nga ñëw pour benn une semaine. benn 5 jours wanteer li ngay wanteer dem bàyyi ko noonu mu toog loolu aussi du loo xam ne lu mën a nekk la moo tax dañuy woo commerçant yi nga xam ne ñoo koy def
di woo état bi nga xam ne ak avec ses démembrements muy les communes. ñu jéem a jël solution ci loolu xam ne ACIS dafa wax ne loolu il faut arrêter. te yéen fas yéene ngeen dox seen. non tànk dem si ñi nga xamante ne ñoo koy organiser après tabaski. macha allah ñu def ko ñu trouver si solution. très bien alors beneen aspect bi jëm ci wàllum concurrence déloyale locale bi nga xamante ni yéen a ngi koy ñaawlu mais am na beneen concurrence déloyale si seen gis-gis moom ngeen di faral ñaawlu saa su nekk mooy concurrence déloyale étrangère loolu am na lu si wàññeeku wala tey la waalo gën a aay. tey la waalo gën a aay. léegi comme niñ la ko waxee woon àgg nañ ba ci sax léegi dañuy bëccëg. Haj Malick wax dëgg yàlla xel dafa mënul nangu. njaay moo xam ne amul fu mu tàmbale amul fu mu yem. kiy def gros kiy def demi gros kiy détail mënoo koo xàmmee. wax dëgg yàlla El Hadj mënuma laa ñëw jaay conteneur. nga war a dem ubbi sa conteneur teg sa magasin di jaay. ma jëlaat conteneur teg ci wet bi yow client yi nga war a jaay man ma ubbi conteneur bi den ko jaay te yow ma jaay la. loolu moo am si marché loolu mooy concurrence étrangère déloyale pour nga comprendre. te loolu moo fi am. loolu moo am loolu moo am yow soo mën a indi benn conteneur mu jaay la. mën naa indi 100 conteneur ñëw teg bu fekkoon def na man du ma jaay lul conteneur. waaye li ñu doon voyager di dem ci àll bi ka sonn ka dépensé ñu toog ko fi jënd ko conteneur mais du ko def. soo ñëwoon jënd benn conteneur wala ñaari conteneur sax ci moom day ubbi beneen conteneur boo xam ne da ko jaay ma lay wax le cas de HLM. ñi jaay tissu ñoo ci gën a sonn donte ñëpp la fi ne bàyyil benn secteur plomberie quincaillerie lépp lañ koy def. demal fii nga xam ne moom mooy. marché HLM ak nga dem fii nga xam ne moom mooy. Gueule Tapée am na ñu fa nekk ñoo xam ne li ñuy def dem na sax ci benn jamono àggoon na sax ci dumping parce que dem ba kasi prix ba nga xam ne kenn dootu ñëw ci yow. tey man su ma daan ubbi ñëw am client muy jënd ci man 10 chaises anglaises 15 chaises anglaises dootul ñëw ci man day dem ci waa ji nga xam ne moo ko wàcc fële ci kii nga xam ne man moo ma war a jaay. su mu ñëwee mu jaay ma 200 chaises wala 300 chaises wala mu jaay ma conteneur lëm. moom moo koy ubbi léegi di ko jaay par 20 chaises 15 chaises. man lim ma jaayee loolu lay jaay waa ji wala mu teg si benn juróom fukk man bu ma jëndee chaise bi 500 francs war koo jaay 750 sama client. moom mu ubbi ko di ko jaay 600 francs wala mu jaay ko 750 yi nga xam ne man moom laa koy jaay kañ lay jaay man yor entrepôt boo xam ne fi mu tàmbalee fi mu yàlla rek a xam nu mu toll. donc loolu li muy jur ñaari mbir la. benn ñun ñu dem ba dootuñ man ñu génn sur la chaîne de distribution nekk ay ouvrier nekk seen i booy. non loolu moom duñ fa àgg. wala ñu saafara ko. ñun nag liñ gis mooy dëkk bi lañ dëkk ñoom bu neexee ñu nekk teraanga naqaree ñu dem suñ teraanga lu ñu am fii lañ ko defee duñ seetaan loolu moo tax ñu ngi woo encore une fois état bu ci jëlut matuwaay ëllëg ak si biir li waa ji waxoon artoo gën atte te métti na trop te wax naa la léegi bàyyi wuñu benn secteur wax naa la Nigéria defoon nañ ko fa jéemoon nañ ko fa def mais ñoom dañoo am fulla ak fayda seen état na leen kaay leen fii ñu jox leen domaine ngeen nekk fi kenn du fi jaay lu yées conteneur ku soxla ñëw jënd waaye ñoom it dañuy ñëw ci marché yi te waruñoo seen réew yi waru nekk ci biir marché yi di détail comme ñoom comme magasin yi grossistes yi warta nekk dafa war a am fore boo xee nag ñu ne la stade des prix loi bi wate nañ ko li ci des mooy promulgué ba kañ très bien moo tax c'est une bombe à retardement. il faut qu'on y trouve. alors am na si jamono yu si ginnaaw ay conteneurs yu nekkoon en souffrance ca port autonome de Dakar ak tamit wàllum taxi yeeg yooyu yëpp jamono ji ACIS commerçant yi ak industriels yi mbir mi am na saafara. waaw tane na parce que loolu lañ gënoon a ragal. ci biir tabaski bi jublu si dafa am ay membres yu bëri dañu woo. dañu am ay produits yoo xam ne pour tabaski la mais conteneurs yi ñi ngi diggante Maroc ak Espagne nekk en souffrance. comme ACIS moom li mission mooy lépp loo xam ne jafe-jafe la tew dal ci commerçant yi mu jox saafara dañu soo suñ daal dem ci compagnie maritime on a tapé sur la table yàlla dogal na barki démb ki nga xam ne mooy le président de la commission partenariat et développement bi ma defalee la situation nee na ma tous les conteneurs ont été bien livrés ñëw nañ à date échue. très bien ba nga xam ne tardé wul. kon amoon nay jàqare amoon na tiit waaye biñ ci jógee dox ci wax ci yàlla def na saafara na parce que tam autorités yi biñ demee wax leen dégg nañu et puis def ay réunion spéciale par rapport à ça ñu débloqué conteneurs yooyu ba tey yàlla dogal na mais gis nga loolu bu amuloon
lii mën naa gën a prix yi ñuy wax mën naa gën a doy waar. Ah bon? parce que konoon rareté day am te xam nga bu rareté amee rek moom mooy pénurie bu amee rek ci la yëf yi di gën a jafe. waaye yàlla dogal na biñ ci dogee wax ci nag mu jaraloon ñu nekk ñu xar suñu tànk tubéy yàlla dogal na conteneur yooyu amul ñi en tout cas ñi defoon réclamation amul ci kenn ku sa conteneur ñëwul ñëpp seen conteneur ñëw na. Très ba bien. macha allah moo tax gis nga marché bi tey approvisionné wul. macha allah maa lay gërëm baax di la sant sa dernier mot Omar Cissé. waaw dernier mot bi de xam naa mooy rek woo encore état benn point boo xam ne. Oui. ça nous tient au cœur mooy la sécurité. la sécurité way xam nga dañuy wax la libre circulation des personnes et des biens. loolu bokk na ci rôle force de défense et de sécurité yi. mais man li ma jaaxal mooy gis nga bu ñu waxee ay lieux yu ñu war a sécurité jàpp naa ne ñett yi ñoo war a nekk ci tête bi ñoo war a jiitu muy aéroport. muy marché muy gare routière. te ñun lieux yooyu la ñu fréquenté. commerçant foo dem ci ñetti lieux yooyu fekk fa commerçant aéroport gare routière ak marché waaye dañuy gis ne sécurité bi day manqué xoolal li ci gën a nag doy waar te assist di ko déplorer. mooy gis nga événement bu ñu ne dëkk bi am na tension ay marche non autorisé am na dëkk bi war naa nangam dañuy gis ñuy sécuriser sax ba dañuy sécuriser ñi nga xam ne ñoo fi dëkkut bàyyi ñi nga xam ne ñoo fi nekk. mais loolu mooy constat bi c'est la triste réalité. donc à partir de fii laay waxee di woo état ne. dañoo bëgg sécurité en permanence ci marché yi. waaye rawatina bu fekkee ne ay événement dafa am wala ay tension dafa am ba nga xam ne ñu ngi ragal ay débordement ñu def sécurité bu doy ci marché yi ndax nag kuy wax alal wax marché yi kuy wax ay nit fu ñuy dajee lu bari wax marché yi ko ak gaar yi ak ñi nga xam ne moom mooy aéroport. kon loolu bëggoon nañ ko lancer. jotoon nañ ci dox ay jéego waaye ñu ngi wax ne daal. la police la gendarmerie en tout cas le ministère de l'intérieur mu gën a jox doyo sécurité bi ci marché yi ndax année yi passé yàggul dara heure bu ne nga dégg ñu ne dugg nañ ci marché digg ba cëg agressé commerçant gaañ ko jël xaalisam ainsi de suite kon loolu lu assis di ñaawlu la lu muy woo autorité la muy sécurité bi. très bien su ko defee li ci des nag moom mooy marché yi comme li ñu ko waxee woon modernisation bi ñu gën a baral jéego yi su ko defee incha allah ngeen am seen tamit seen grande surface. mën a am suñu grande surface Sénégalais yi aussi di fa mën a. incha allah loolu ci programme bi la bokk. très bien di la gërëm baax di la sant di la souhaiter aussi bonne fête Omar Cissé. di ko souhaiter aussi suñu téléspectateurs yi di ko célébrer di ko souhaiter tamit ñi nga xamante ni ñoo koy célébrer suba ak gannaaw suba yëpp incha allah mbokk téléspectateurs yi amul seen fay di leen gërëm baax di leen sant Ramatoulaye Sall Diop moo nekkoon ci réalisation bi ci son bi Modou Diouf Xinin ak Fassal Diagne ci caméra yi Cheikh Ahmed Tidiane Diouf bon week-end et bonne fête.